Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission de télévision scolaire consacrée à la lecture pour tous. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Dieu qui, de par sa clémence et sa miséricorde, nous a permis de nous retrouver encore une fois sur ce plateau pour accompagner les élèves en cette période de crise scolaire due à la pandémie du Covid-19. Je salue au passage toutes les autorités administratives, coutumières et religieuses, mais également les autorités scolaires, à la tête de l'inspecteur d'académie, l'inspecteur de l'éducation et de la formation et l'ensemble de ses collaborateurs. Alors, l'émission d'aujourd'hui maintenant reçoit l'équipe de la LPT, composée de M. Faloulo, M. Massamba Diouf, M. Sambassi et M. Modusek. Alors, votre émission sera consacrée à la lecture pour tous, au CE1, et va se dérouler comme suit. Je donne la parole à M. Modusek qui va nous faire une sensibilisation, toujours pour la maladie, renforcée par M. Sambassi, et M. Diouf, Massamba, va revenir sur l'engagement parental. Et pour la deuxième partie, maintenant, sera consacrée à la leçon qui sera prestée par M. Lo. Donc, mbokk téléspectateurs yi tey ñu ngi lay dëkkal seen émission LPT muy lecture pour tous liifantu ñeel bépp xale mu dalal tey nag ay jàngalekat yu mag yu xarañ ñu ràññee ci M. Lo, M. Massamba Diouf, M. Modou Seck ak M. Samba Sy. tey nag li ñuy def mooy suñ première partie rek mooy dañuy ñëw ci sensibilisation waxtaan ci mbiru maladie bi loolu mooy dama ciy dalal Modou Seck ak Samba Sy ñu waxtaan ak njaboot yi waxtaan ak xale yi ak parents yi gën ñoo ñaaxaat ndax ñu mën a préparer incha allah rabbi reprise bi à partir du 2 juin. Bonjour monsieur Seck. Bonjour monsieur Samb. Bonjour chers collègues, chers téléspectateurs. Voilà, donc sans tarder nous allons essayer de faire la sensibilisation sur la maladie à prendre en charge. Donc si loolu donc Samba kii monsieur Samb vraiment parce que dañuy wax ak suñu mbokk parents d'élèves yi donc faaw ñu am dénkaan yi nga xam ne dañ leen koy jox pour que xale bi ëllëg su waree retourner mu mën a retourner ci jàmm ak salaam. ci loolu xale bi am na ay mbir yu mu war a doxal bokk na ci su jógee ci kër ga di dem ci école bi nañu fexe ba parent bi teel ko waajal ba nga xam ne retard yi nga xam ne moom la élève doon am dina ko mën a moytu. ci waajal bi mooy lan na xale bi teel a jóg na teel a sangu na teel a jël ndékkee waaye su jugee foofu ci kër ga bay ñëw ci école bi su yegsee na raxas loxoom bi ak saabu wala mu jëfandikoo loolu ñu naan gel hydroalcoolique. lu tax ñu bañ tardé bi parce que la amoon dootul am ça veut dire xale bi toog ba -5 mu ñëw daw rek dugg ci classe loolu dootul am ndax dafa am yeneen mesures yu bees yu nga xam ne dañ ko jël yu nga xam ne donc su xale bëggee ñëw -5 bëgg a jël yi mu war a def yépp kon xale yi mën na tardé ci ay njàngam donc loolu moo tax ñu war a teel a waajal xale yi ba nga xam ne danañu teel a ñëw. léegi nag xale bi waajal nañu ko ba pare. léegi bu fekkee na maintenant ñëw na nag. mi ngi ci école bi. mi ngi ci loxoy jàngalekat bi. mi ngi ci loxoy directeur bi. bu boobaa yan matuwaay la ñuy xaare ci école ba foofu. voilà donc ci loolu aussi balaa ñëwee ci wax parce que xale bi dina jóge këram. dina am ci mbedd yi mu jaar. donc foofu dañ ne xale bi bu mu nekk di joxante loxo ci mbedd bi saa bi su jóge këram rek su dee sax mën na ànd ak mag
moo gën mu gunge ko su mënta ànd ak man bu mu xaar kenn moom dong na dox ci yoonu boppam te bañ a jàdd fenn di nuyoo ak a joxe loxo nuyoo nag mooy joxe loxo la ñuy wax mais su la neexee soo rombee si kii mu nga ne ko salaamaaleykum loolu amul benn problème mais joxe loxo bi la ñuy fay mais aussi toujours ñu jéem a même su dee dafa ànd ak ay moromam mais dañu respecter distanciation ça veut dire espace bi ngeen wax ne nañ ko soriwante nañ ko soriwante donc loolu aussi am na ci mais beneen mbir mi mooy na xale bi di sol ay masque yi nag suñ si ñëwee wax nga la benn masque la xale bi war a am lu mu néew xale bi war na am lu toll si juróomi masque yu nga xam ne dina ko mën di échange ndax nee nañ la masque bi soo ko takkee ñetti waxtu après war nga ko mën a dindi takkaat beneen su dee bu ñuy fóot la mën nga ko denc ba dem kër nga fóot ko mais su dee bu ñuy sànni la ci poubelle bi soo ko tekkee demal ba ci poubelle ba nga dugal ko fa donc loolu aussi ñu bàyyi ko xam bañ ko bàyyee benn masque rek suy ñëw lundi moom lay indi mardi moom lay indi mercredi moom lay indi donc loolu mën na yokk joote kon loolu aussi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax maintenant su yegsee ci biir école bi comme ni ñu ko waxee am na dispositif yi nga xam ne kooku moom directeur moo koy jël te ci dispositif yi bokk na mu teg ci biir école bi bépp matuwaay bu nga xam ne su xale bi ñëwee dina ko fekk bokk na ci ndox mu doy bokk na ci saabu bokk na ci aussi gel hydroalcoolique donc mais aussi ak surveillance donc loolu lépp aussi te surveillance bi weesul ça veut dire su xale bi ñëwee na dem directement ci biir classe bi amatul jaar ci cours école beeg yooyu noonu taxaw déedéet na dem directement ci biir classe bi te su duggee ci biir classe bi bu muy toog distance ak moromam na koo dandee 1m50 ndax dañ doon wax sax distanciation bi c'est 1m mais na ko dandee 1m50 ensuite su récréation yi jotee ñu moytu xale yi di dajaloo xam naa nag foofu moom chef d'établissement yi ñooy seet ndax dinañ def récréation wala duñ ko def waaye daal bés bu amee moom nañu moytu xale yi di dajaloo donc pour bañ a guddal ma jox si mu am lu mu ci yokku. merci beaucoup monsieur Seck yaakaar naa li nga wax leer na te parents yi déglu nañ la du ma def rek lu may nuyu monsieur Sy di ko wax rek su fekkee am na tuuti lu mu ci mën a compléter rek ci wàllu sensibilisation bi ndax dóor lu mu tax ndabali du ko yàq. donc merci monsieur Samb maa ngi ñuy sant yéen ñëpp vraiment di kontaan ci bokk ak yéen plateau donc liñ ci yokk rek mooy ñun côté bi ñuy wax mooy crainte bi ci nit ñi am quoi ci delluwaat ci école yi parce que ñu bëri am nañ ci jaaxle que ce soit parents d'élèves yi am na ci jaaxle que ce soit encore itam enseignants yi itam am nañ ci jaaxle mais ak tout compte fait lu mun di am itam foog ñu dalal suñu xel parce que ñëpp nangu nen ne parce que borom xam-xam yeeg wax ñëpp nangu nen ne feebar bi nekkul loo xam dina fi gaaw a jógee kon léegi nous sommes obligés de vivre avec te léegi nag loo xamante ni foog nga dëkk ak moom nag mënoo toog na yàgg ci toog di xoole defoo dara. gan bu ñëw. te du dimi. foog nga dëkk ak yow. te mënoo toxu. kon tu es obligé nga créer situation boo xam da ngeen ko mën a dund ay yéen. parent bi naka ngay dalalee xelam liñ fi Modou Seck wax yëpp na ko respecté avant que xale bi di génn na ko ñaax ci naka la war a comporter ci yoon bi naka la war a comporter école parce que école moom déjà am na lu ko fa am na sécurité bu mu fa am parce que il est avec le directeur n'est-ce pas kon foofu amul luñ ciy xelaat léegi daal beneen côté bi mooy côté enseignant yi parce que tey ñun tey dañuy wax nous sommes les soldats de la craie n'est-ce pas kon tey xare am na xare ci li ñu nekk nii xare la c'est de la guerre médecin bi mi ngi dem di guerre ñun tam enseignants yi mënuñoo toog avec les mains vides créer leen am pour xeexee ko kon loolu la ñuy dem di xeex ji avec la foi maintenant parce que nit ki looy def lu nekk rek da nga koy gëm souvent di nga xamante ni combat bi dama koy ñàkk mais da nga koy ñàkk avec dignité te lii nekk lu ñuy ñàkk parce que ñun yàgg nañu relever ay défis enseignants yàgg nañu ko du tey kese kon c'est pas la dernière fois que tey ñuy toog ci am ay soucis ak yooyu noonu nen am foi ci encore ci ñun daal ci côté boobu daal Abdou laa ci bëggoon. nañ am foi Massamba loolu am na solo dégg nañ la te li nga wax parents yi yaakaar naa lu am solo la ñu ko jëfee incha allah ci noonu rek la ñuy introduire suñu collègue Massamba Diouf
Massamba ñu lay nuyu di la ziar di la dalal ci sa télévision scolaire di xaar ci yow nga ñaaxal ñu parents yi ndax ñu mën a taxaw dogu mën a jël ay jumtuwaay ngir mën a accompagner élèves yi incha allah nit ñi mën a jëm ci le 2 juin. waaw jërëjëf monsieur Samb ñu ngi lay sant di la gërëm ba may commencé naa sant ñi fi nekk di sant monsieur le principal bi nga xam ne c'est le coordonnateur di sant suñu technicien monsieur Sarr Codé ak suñu doyen à côté suñu doyen Kouyaté nga xam ne ñoom ci équipe bi la ñu bokk di remercier les autorités à commencer par l'autorité administrative, le gouverneur et les préfets, les sous-préfets. Ensuite, à monsieur l'inspecteur d'académie de l'éducation et de la formation, l'inspecteur de l'éducation et de la formation et le pool des inspecteurs, tout le personnel enseignant de la région de Kaffrine. Léegi bu ñu weesoo foofu comme ni nga ko wax ci wolof lañ koy def ndax engagement parental lan wax ndax léegi am na loo wax mooy lan mooy da nga ne gan bi nga xam ne dafa ñëw dëkk si te mënoo taxu bàyyi ko te da nga war a xeex ak moom pour mu dem kon gan boobu comme mi ngi fii te ñun suñu xale yi nee nañu mënatuñoo dem école surtout xale yu ndaw li jëlee CI ba baa ngay egg sama kon ñooñu dañ leen war a bàyyi ci kër gi nan la ñuy toogee ci kër yi buñ toogee ci kër yi parents yi dañ leen di yégal leen warul leen a bàyyi ci seen sago c'est que nag am na lu bari loo xam ne ay jafe-jafe la pour parents yi comme li ñuy wax parent mooy lan parent d'élève ki nga xam ne moom mooy bàyyi xale bi wala moom mooy ndeyu xale bi kese parent d'élève dafa yaatu ki nga xam ne dañ la dénk benn xale ngay magam wala ngay nijaayam wala ngay maamam wala ak loo mënti doon mu nekk ci kër gi di war a jàngi yow parent d'élève la bu boobaa da nga war a dox ci moom li parent d'élève di dox ci moom su boobaa jafe-jafe yi ñuy am mooy maanaam dañuy xamul ne xale yi dañ leen a war a jël ci kër gi dañ leen a war nañoo mën a dimbale xale yi bañ tollu ci kër gi te pourtant loolu war na mën a nekk ñenn ñi xëy na gaa seen njàng dafa soriwul mais loolu teewul ne war nañoo mën a jàppale xale yi ñenn ñi dañu mel ni dañuy wóoluwul seen bopp wala ñu yaakaar ne école rek mooy li nga xam ne mooy milieu bi nga xam ne moom moo war a jàngal xale yi wala maître yi kon loolu lépp bokk na ci li nga xam ne ay gàllankoor ñeneen ñi dañuy am ay xale macha allah yoo xam ne dañuy am ñetti xale wala ñeenti xale ñu ne mënuma topp kii ko loolu mënuma ko loolu mooy tax ñu bëri dañuy daal di taayal ñeneen ñi dañ leen di liggéeyloo ci kër yi liggéey yi maanaam mën na nekk liggéey boo xam ne day jëm ci wàllum togg beneen bi mën na nekk liggéey boo xam ne ci wàllu tool lay jëm wala ci kër gi maanaam ëtt bi yu bëri yooyu bokk na ci li nga xamante ni day gàllankoor xale yi yeneen yi boo waxee parents yi dañu naan ñun amuñu jot parce que dañoo bëri li ñuy liggéey ba bëri liggéey bi mooy souvent ñu ngi ci togg bi ñi ne ñu ngi tool ñu ne awma jot pour toppatoo xale yi alors que loolu lépp pourtant mën nañ koo boole te teew ñu toppatoo seen xale yi ci kër gi bu boobaa nan la ñuy def parce que parents yi dañu war a xam ne ñoom ils jouent un grand rôle seen part daf ci rëy dafa rëy du jàngalekat yi kese lay mais seen part dafa rëy war nañu def lépp pour xale yi am temps ñu créer benn endroit boo xamante ni ñoom dañ fay mën di toog di jàngal di jàngal xale yi ñu fay jàng su boobaa ñu daal di surtout am na ñoo xam ne surtout lecture pour tous moom dafay insister toujours sur ci xale yu jigéen yi waaye nag ñëpp la ñu wax boo créé benn endroit maanaam benn rumb boo xamante ni dañ fay tegal xale bi nga aménager ko bu mu baax nga tegal ko ay jumtukaayam mu fay jàng loolu bokk na ci li nga xam ne waa lecture pour tous ñu ngi koy sàkk ci yéen nga déglu xale yi di koy yenn saa nga koy laaj ci njàng mi nga xam ne moom lay def ci li muy liir nga di ko ci laaj yenn saa am na foo xam ne bu fa egsee ci wolof surtout war nga ko mën a gàgganti ci biir loolu aussi mën nañoo encourager xale yi di leen neexal yenn neexal yoo xam ne day xale yi sawar di vérifier maanaam jumtukaay yi ñu yor am na benn téere bi ñuy wax téere kër maître bi am na téere bu nekk école boo xam ne moom la ñuy jàngee ca école bi waaye bu ñu paree li nekk ci téere boobu nekk na ci téere bi nga xam ne moom la xale yi di indaale ci kër yi kon parents d'élèves bu xale yi indiwee seen téere yooyu
laaj bi mën ngeen leen a laaj lan mooy téere kër jox ma seen téere kër suñu leen ko joxee rek ngeen leen fan la ngeen jàng tey bu boobaa dinañ la wax woon fu ñu jàng ci biir loolu am na nataal yu ne ci biir nataal yooyu mën na laa dimbale pour nga mën a xam lan la xale bi di jàng nataal yooyu bokk na ci yi nga xamante ni moom day joxuñ xale bi fan lay war a jàng day won xale bi fan la war a jàng bis boobu parce que ci biir yooyu am na ci nataal yooyu am na ci ay mala am na ci ay garab am na ci ay picc picc sax mala la yooyu nag mooy wane ne xale bi fii la war a commencer tey fii la war a yem bu paree ci loolu ci lii la war a dem am na yeneen nataal yu ndaw comme ay biddéew ay kanam yuy muuñ ay ñetti koñ ay weer yooyu yëpp mi ngi ci biir yoo xamante ni day dimbale xale bi pour ngeen mën a xam fi ñuy yem au lieu que ñuy def ay numéro yi di poser problème léegi waa lecture pour tous comme wolof la nataal yooyu la ñu wax ne moom la ñu indil xale yi pour ñu topp mën a topp seen njàng ci kër ga ci biir loolu bu xale bi di jàng dafa war a di joxoñ li muy jàng di ci teg baaraam am na ci solo lool bu ci teg baaraamam di rëdd dinañ xam fi muy toll yow parent bi da nga ko mën a topp ci njàng ci li muy jàng donc te leen di wax nag bu ñuy jàng ñuy wax ci kaw keroog joxe naa benn misaal yaakaar naa ñëpp xam nañ ko xale bi bu nekkee ci benn pàcc boo xamante ni am na nataal nga xool nataal bi ndax méngoo na ak li muy jàng su méngoowee rek nga xam ne kii mi ngi ci yoon waaye su méngoowul nga xam ne kii li muy jàng du waaw kon nataal yooyu daal loolu moom bokk na ci yi nga xamante ni mooy moom daal lañ waxoon ci mën nañ ko yëkkati ci engagement parental maanaam parents yi nan la ñuy engagé pour mun a toppatoo seen xel yi ci biir kër gi ndax njàng mi fi mu nii bëri na pour xale yu ndaw yi waaye nag pour xale yi nga xam ne ñoo def CM2 maanaam yu war a def examen le 2 dañuy daal di dem école kon bu loolu daal la amoon ci li nga xam ne moom lay wax ci engagement parental jërëjëf. jërëjëf Massamba jërëjëf yaakaar naa li nga wax ci engagement parental am na solo njàng mi bëri na pour xale yu ndaw yi waaye ñu ngi koy wéyal ngir xale yi nga xam ne ñu nga war a dem joŋante ji ca examen certificat donc nag ci loolu rek la ñuy jaare dugg suñu ñaareelu partie émission bi nga xamante ne dañuy dalal suñu naataango Fallou Lo mu indil ñu tuuti ci partie théorie ensuite nag ñëwoon ñu ci prestation leçon bi di leen wax fàttali rek ne leen leçon tay bi nag ñu ngi ko jagleel classe bi ñuy wax C1 classe bi ñuy wax C1 lañ ko jagleel monsieur Lo bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur Sam. Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble du groupe, à savoir monsieur Sam. Merci. Et monsieur Diouf, Samba, mais également monsieur Sek et monsieur Si. Et de saluer au passage aussi l'ensemble des initiateurs du projet. Et je pense qu'ils ont très bien compris que le métier d'éducateur, l'éducation vise le développement et le perfectionnement de l'individu. Sur le plan moral, sur le plan sur le plan intellectuel, je veux dire. Et je pense que ces savoirs-là ont été utilisés par les coordinateurs, ça veut dire le savoir-faire et le savoir-être, pour au finish mettre sur place ce projet et permettre d'accompagner aussi les enfants. Et je pense que c'est important. Et je pense que ce sont les mêmes procédés que les gens vont utiliser encore pour être sur le terrain et continuer les enseignements apprentissages. C'est sûr. Je pense qu'il n'y a que ça. Et juste, je vais travailler aujourd'hui sur ce qu'on appelle la lecture pour tous. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'approche lecture pour tous au C1, il s'agit de lire des textes d'une manière fluide et de les comprendre à partir d'une exploitation. Le C1 est une classe d'approfondissement des mécanismes de la lecture fluide et de la compréhension des textes acquis au CP. Les enseignements se fondent sur le développement de 9 stratégies qui permettront à l'élève d'installer les compétences requises en matière de lecture dans le but de devenir un lecteur performant comme Samba. Puisqu'il s'agit de la langue que les enfants comprennent et parlent, l'enseignement des mécanismes de fluidité et de compréhension reste la principale préoccupation
Maintenant, sur les principes composantes de l'apprentissage de la lecture au C1, il y a le vocabulaire, la fluidité, mais également la compréhension. Et dans le cadre du programme Lecture pour tous, l'accent est mis au C1 sur le vocabulaire, la fluidité et la compréhension. Ces trois composantes se trouvent renforcées par l'écriture. Maintenant, parlant de la compréhension que je vais étudier aujourd'hui, la compréhension est l'habilité à saisir le sens des idées, exprimées oralement ou par écrit. Comprendre consiste à saisir le sens d'un message écouté. On parle alors de la compréhension orale ou de la compréhension à l'audition. Ou d'un texte écrit, on parle de la compréhension écrite. Maintenant, comme objectifs principaux à l'enseignement de la compréhension, il s'agit de doter les élèves de stratégies et de procédures efficaces leur permettant de saisir le sens d'un texte oral ou écrit de type narratif, descriptif ou injonctif. Maintenant, ces connaissances sont portées à 9 principales stratégies. La première, apprendre à visualiser, apprendre à prédire, répondre à des questions explicites, répondre à des questions implicites, tirer des conclusions, identifier les personnages principaux et la situation, identifier la grammaire de l'histoire et raccourcir un paragraphe, résumer un texte. Et voilà les différentes composantes. Maintenant, sur ce, moi je vais m'intéresser aujourd'hui à apprendre à prédire. Donc, ma leçon d'aujourd'hui va s'intéresser à la compréhension écrite, ici au niveau de ce qu'on appelle prédire, apprendre à prédire de ce sens. Merci beaucoup, M. Lo. Merci beaucoup quand même. Je pense que vous avez encore rafraîchi la mémoire en tant qu'enseignant sur les principes qui sous-tendent l'enseignement de la lecture pour tous au CE1. Vous avez tantôt parlé des composantes, que au CE1, l'enseignement de la lecture pour tous repose sur 3 composantes, à savoir la fluidité, la compréhension et la fluidité, la compréhension et le vocabulaire. C'est ça. Vous avez également rappelé les 9 stratégies à mener. Et parmi ces 9 stratégies, votre leçon d'aujourd'hui va se focaliser sur apprendre à prédire. Donc merci, ñu ngi lay jaajëfal. Yaakaar naa en tant qu'enseignant tey ku tëddoon di nelaw sax bu la déggee dina mën a defaraat ay jaajam ndax mën a waajalaat boppam bu baax a baax. Donc lu ñu def rek lu may donc may ko le temps mu def une prestation. Chers parents, ñu ngi leen wax ngeen waajal xale yi ñu mën a ànd ak monsieur Lo mu defal ñu leçon bi ñu ànd ak moom. Merci beaucoup. Merci également chers élèves. Voilà, asalaamaaleykum ndongo yi. Naka ngeen def waay? Nañ ci jàmm baax a baax. Waaw, bu ngeen yegg si raxas ngeen seen loxo. Ah? Fi ngeen toog ci kër yi foog naa yéen a ngeek topp digle yi nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy def, ñu ngi koy digle. Maanaam ci kër gi ngeen ay joxante distance, mayante ay distance, waaye wàññi nuyoo bi bàyyi sax la ñuy wax ah. Je pense que di takk masque aussi am na solo ndax feebar bi nga xam ne mooy coronavirus moo tax. Et tey nag ñëwaat nañu ci seen télévision ngir dégtal leen benn leçon ci suñu langue kàllaama réew lay doon. Et que tey la ñuy waxtaanee xale yi muy nekk waxtaan ci naka ngay boo liiree ab xët ba pare naka ngay waxee la ca war a mën a topp maanaam naka ngay gisaanee li ci war a topp ma naka ngay waxee lan moo ci war a topp te loolu am na solo boo xam ne dina tax ëllëg saa booy liir rek nga mën a njortu ne man de lii laa njortu ne moo ci war a topp comme ni ngeen koy defee seen télé yi bi ngeen seetaanee benn épisode bu jeexee ñu ne épisode bii ñëw de lii moo war a xew donc c'est anticiper mooy addu ci li nga xam ne ñëwagul kon ci tey loolu ci la ñuy jàng foog naa Abdou leer na de jërë ngeen jëf léegi pour ñu def ko nag da ngeen may déglu damay liir xët bi nga xam ne jàngoon nañ ko ba pare jàngoon nañu ko waaye dama koy liir ngeen dégg ci suba su ma ko nafaree di lifantoo di ngeen tax yéen tamit ngeen bàyyi seen xel sekk
damay liifantu mais su ma liifantoo nga jéem a bàyyi sa xel yéen ñëpp ngeen bàyyi seen xel ndax su ma paree kat am na laaj yu may laaj waaye itam su ma paree dinaa leen laaj lan moo ci waroon a topp kon est-ce que ku bàyyiwul sa xel di nga ko mën Abdou kon d'accord nga ni il faut ñu bàyyi suñu xel jërë ngeen jëf mais non histoire bii nag histoire bu neex la histoire bu neex la histoire mooy xeetu léeb la bu neex waaw léegi nag su ma ko waxee da ngay déglu après yéen ngeen ma laajte ngeen tontu après ngeen wax ma lu ci waroon a topp dégg ngeen bu baax voilà bi ngeen dégloo ma liir su ngeen dégloo ma liir yarkat bu mag maam Ndeene Ndaw ku bëgg Mari ak Badu la sëtam yi am yar bu baax lu ko yitteel la suba teel lay jóg yee xale yi bu xale yi dee sangu dafay doxantu ba ca bitig ba jëndal leen fa meew su seex yi di ndékki seen maam dafa leen di seetlu saa su nekk daf leen di soññ ci ñu fonk li ñuy lekk moytu di ruusal mburu mi tey bi xale yi di ndékki muus mi yoot di wut lu mu lekk dégg ngeen bu baax li ma liifantu mën naa ko waxaat walla déglu ngeen bu baax ma waxaat ko déglu leen bu baax Samba dégluwaatal bu baax ndax dinaa la am ay laaj yu ma lay laaj dégg nga boo ko turbee nag xam nga fi ma doon jaar ak yow ah jaajëf bii mu ngi tudd yarkat bu mag maam Ndeene Ndaw ku bëgg Mari ak Badu la sëtam yi am yar bu baax lu ko yitteel la suba teel lay jóg yee xale yi bu xale yi dee sangu dafay doxantu ba ca bitig ba jëndal leen fa meew su seex yi dee ndékki seen maam daf leen di seetlu saa su nekk dafa leen di soññ ci ñu fonk li ñuy lekk moytu di ruusal mburu mi tey bi xale yi di ndékki muus mi yoon di wut lu mu lekk dégg ngeen bu baax balaa ñuy def nag suñuy mébét wala suñuy gëstu ci li ci war a topp nee naa leen lu lañ waroon a jàng ngeen wax ma bi ma liifantoo lii ba pare lan moo war a nekk la ci war a topp histoire bi lan moo ci war a topp dégg nga waaye balaa ñuy yegg foofu dafa am ay laaj yu may laaj xool ndax déglu ngeen bu baax li ma doon wax dégg nga voilà lan la maam Ndeene di def su xale yi di ndékki lan la maam Ndeene di def su xale yi di ndékki kan moo ciy tontuwaay bu fekkee déglu ngeen bu baax waaw ndongoli sàmm maam Ndeene su xale yi di ndékki dafay toog di leen seetlu dafay toog di leen seetlu sàmm yoroo tënk doo jàpp di moyes waaw comme ni Abdou waxee xale yi di ndékki maam Ndeene da leen di bàyyi xel daf leen di bàyyi xel yow ndongoli sàmm Diouf maam Ndeene da doon nelaw. da doon nelaw jaajëf yow ndongoli Seck maam Ndeene dafa demoon boutique dafa demoon boutique bi waaye daf ne maam Ndeene
lan lay def si su xale yi di ndékki kon boo gis nañ ni ndongoli Sàmb trouvé na ko maanaam jàpp na tontu bi mooy dafay toog di leen seet Seck da ngay déglu bu baax waxoon naa la nga bàyyi sa xel ndax nga mën a tontu ma ñëwaat ci beneen laaj bi yow dinaa la may juróom sax tey waaw moo tax ma leen doon wax di leen fàggu pour ngeen déglu ndax mën a tontu ndax boo déglu doo mën a tontu beneen laaj bi mooy lan la muus mi di def lan la muus mi di def bi ñu liiree xët bi ba pare jukki la wala doon lan la muus mi di def waaw ndongoli si muus bi da doon yoon da doon bëgg a lekk di xale yi téye da doon yoon bëgg a jërëjëf dégg naa waaw ndongoli Seck da doon yor pour këpp meew. pour këpp meew waaw. yow ndongoli Diouf moom da doon yoon pour lekk pour sàcc li xale yi di lekk. da doon yor pour sàcc li ndongoli Sàmb da doon nelaw kanaa dégg waa déglu leen kon ma am na ay wuutee ci tontu est-ce que duma liiraat ngeen déglu ko mbala ma jox leen tontu bi voilà kon dañuy jàpp ne dafay yoor di wut lu mu lekk muus mi da doon yoor pour ut lu mu lekk xam nga utewut li ndongoli si wax utewut li si di wax utewut lu ndongoli Juuf wax donc mooy muus mi daal mooy janaat ji da doon yoor pour ut lu mu lekk léegi nag jëg waaw moom maa ngi ñëw léegi li ñu war a def mooy dañuy def li ñuy tuddee yaakaar li nga xam ne moo war a ñëw ku ci nekk déglu nga histoire bi fu mu toll ku ci ne am na xel mu mu am ak njort gu mu am ne xam naa lu ci war a topp dégg ngeen ci biir loolu nag laay laaj kenn du nekk ci yéen pour yéen lan moom lan la ci war a topp ginnaaw bi ñu dégloo histoire bi ba muus mi di ñëw di wut lu mu lekk lan moo ci war a topp pour yéen waaw ndongoli Seck dafay muus mi day aussi xale donc nañ jàpp ndongoli Seck nee na moom li war a topp ci mbir mi mooy muus mi dafay xosi xale yi jërëjëf ndongoli Seck rafetlu naa sa xalaat ndongoli Sàmb xale yi dañuy dàq muus mi. donc muus mi buy yor di wut lu mu lekk xale yi dañ koy dàq rafetlu naa sa xalaat kon jàpp nga ne liy topp ci histoire bi mooy xale yi danañ dàq muus mi mu yem fa jërëjëf ndongoli si man de li ma jàpp ne ma ciy topp muus mi comme ni ñuy yor yée day gaaw mu naan ñoom rek xale yi yëg nañ naan ne leen dàq waaw ñu déglu la dañ ko def benn benn rek dañ ko benn waaye léegi xaar leen Sàmb ndongoli su ma maam bu teg meew mu naan. waaw kay kon yow dañuy jàpp ne kon muus bi day naan meew di koy naan xale si yow loolu lay dal waaw muus bi day naan meew rek xale yi dàq ko mu ndaw mu dal muus mi day tur meew. da koy tuur jërëjëf waaw léegi xam nga seen xalaat rafet na ndongoli Sarr yow loo jàpp moom day nelaw rek day nelaw. ndongoli Sarr kanaa déggu taarix bi fi wax léegi muus mi di yor ba jublu si xale yi di lekk di ut lu mu lekk pour yow lan moo ciy topp bi nga xamee ne xale yi ñu ngi ndékki muus mi di yor ba ñëw ba egsi si bëgg a ut lu mu lekk lan nga jàpp moom moo ciy topp maam moo koy dàq. maam moo koy dàq moom nee na maama moo koy dàq léegi nag tànnal naa seen xalaat yéen ñu ci bari waa léegi xaar leen léegi nag xam nga jafe-jafe am na mooy xalaat yi wutee nañu
da nga ne bàyyi ma liir lu topp ci jukki bi ñu xool ndax kat mooy trouvé dégg nga ate déglu leen ma liir balaa loolu man est-ce que duma joxe sax sama xalaat man war naa mën a joxe de man daal li ma jàpp mooy muus mi dafay naan meew li sàmm wax man foofu laa far ci li si wax ak sàmm man loolu fa laa far de waxuma ne man sama xalaat boobu laa joxe de yéen da ngeen joxe seen xalaat man damaa joxe sama xalaat xamaguma nag luy ñëw léegi nag bàyyi ma liir li ci topp ci taarix bi di xool lan mooy ñëw dégg ngeen pour loolu am nag il faut ngeen déglu ba xam luy topp ci taarix bi ñu xam kan moo trouvé ak kan moo trouvé wu dégg ngeen ate déglu leen donc naka noonu bi mu ñëwee di wut lu mu lekk moom muus mi jàpp nañ fi ñu yemoon ma continue ba du sànni ko aw dàll ba du sànni ko aw dàll muus mi tëb cëppeelu ci tànku mari filaale kopp ba meew ma tuuru mari daw laqatu ci maamam ba du xaqataay mari ne bërët daqee ji ban maam ndeene siggi xool leen rekk ñu ne tekk taxaw ci lañu dellu si àggale seen ndékki bi ñu noppee maam neene woo leen ca biir néeg ba ngir fàttali leen nit ku baax dafay dal te du gaaw a mer maam ndeene yokk ci ne kenn warula def mala lu metti waxatuma la sa moroomu nit ginnaaw loolu xale yi rus xoolante muuñ këf seeni saak jubali école seen yaay ji ko fekkee kontaan lool ci nii seen maam doxalee yaay astu gis na bu baax ni ko maam ndeene di jàppale ci yaru xale yi foog naa tënk ngeen ma jàpp ngeen li ma wax wala ma ñëwaat leer na Samba leer na nañu maintenant on va vérifier nos appréciations nañu vérifier lañu tënkoon lan ngeen jàpp yéen bi ngeen liiree am na lu ñu tënkoon kii damaa trouvé kii damaa trouvé ku trouvé mottaliwul muus mi dafay tuur meew. waaw kii ne muus mi dafay naan meew. waaw yow jàpp nga ne muus mi dafay tuur meew. dafay tuur meew waaw balaa muy tuur meew nañ dem rek balaa muy tuur meew bi lu xew dangaa fàtte loolu loolu yoon. loolu yoon. da doon yoon. waaw muus mi mu doon yoon waaye bu fekkoon nañ ko bàyyi ci yoonam bi est-ce que dana tuur meew maa ko sànni mu daal. kon yéen nag muus mi buñ ko bàyyi woon moom kese du tuur meew mi waaye lan moo indi tuuru meew mi si jërëjëf ndax meew mi la doon yeew. am na solo dafa doon yeew waaye moom bu fa ko yeewoon ba yegg si pare est-ce que loolu noonu la doon doxalee moom waaw bu yeewoo kay doon naan. dafay naan c'est que xale yi mën na ko si xale yi su yegsee. mën na ko si xale waaye est-ce que xibaar yi ñu la jox bi ñu joxee ñaari pàcc bi est-ce que xibaar yooyu wax nañ ci ne koy xusi xibaar bi lan la joxe kon dafa wax ne Badou daf ko sànni aw daal. da ko sànni aw daal muus mi tëb. muus mi tëb daal cëppeelu ci tànk. kon xosi bi nga wax am na ku ma xosi waaw ku ma xosi Marie. Marie waaye bi ñu ko dóoree mu tëb dal ci pànku
seen maam daf leen di set di leen fàttali ne lekk dañu koy wormaal jàpp ngeen leçon boobu lekk dañ koy war di wormaal ndax dafa nekk lu ama am solo nit bu lekkul dafay dee moo tax nag yéen xale yi bu ngeen lay lekk na ngeen lay wormaal li ngeen ay lekk am na solo lool bañ di lekk di tuur waaye aussi bañ di lekk lu leen neexee taji muus mi dafa tëb cëppeelu ci tànku mari fëlaale kopp ba meew ma tuur gis nañ ne kon lii moo topp ci taarix bi ndekki dootu am rek du am ndax kat mënoon nañoo wax muus mi sit bañ ko sànni aw daal keneen du am luñ ci naan waaye monsieur. man su ma la déggee. waaw maam ne li ñu xoolee xale. waaw dañu ñëw toogaat continuer seen ndekki. waaw mais nag xel. parce que du meew mi mën naa am kese moo fa nekkoon peut-être maam mun naa ne demoon na ca boutique ba mën naa am bu jëlee la leneen li continuer di ndekki wala ñu lekk cere bi noonu. waaw mën naa nekk itam def si yëpp saalum rek mu ne ci def suukar rek aca donc gis ngeen li ñuy jàng tey dafa am lu ñuy jëriñ li ñuy jëriñ mooy saa booy liifal ko rek ba tollu fenn fii am na ca war a topp te la ko war a topp noonu moom moo lay ñaax pour nga bëgg a liir liifalu li ci di war a ñëw donc boo gisee képp ku bëgg a liir ku bëgg nafar rek mooy bëgg naa xam ni xew te pour nga xam ni xew am na sa xel lu lay jox noonu jox ko ne moom moo ci war a topp léegi nag pour nga xool li nga jox ne moom moo war a ñëw ak li war a am il faut nga continuer di liifal ko ngir donc loolu mooy tax nag nit ki si lu gën a bari di am wet di bëgg di liir et je pense que loolu mooy mujj defar nit ki ba nga xam ne dina am xam-xam bu bari ba mel ni ndongo yi nga xam ne moom laa am fii tey gis ngeen kon nag li ma ciy jàngal rek mooy nañuy liifal ndax liifal dina tax am xam-xam mais liifal dinañ ko am dinañ koy def aussi ngir mu jëriñu lu bare donc daal ku ci bëgg am xam-xam bu bari il faut ngay liifal bu di jongante téere yu bare foog naa tey de comprendre ngeen leçon bi neex na waaye tàcc leen seen bopp waaye voilà mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci. Merci téléspectateurs yi merci monsieur Lo. jërëjëf xale yi damaa bëgg ngeen tàccu mu monsieur Lo yaakaar naa ne leçon bi mu def am na solo ci jiital sa xalaat ci li war a ñëw jiital sa xalaat ci taarix ci histoire bi nga xam ne nettali na ko première pàcc bi déglu nañ ko am na solo te xale yi dinañ ci gën a bàyyi xel li ñu ci jàngale rek mooy suñ lay dégtal dara da ngay bàyyi sa xel da ngay teelu ndax soo teeluwul doo mën a xam la cay topp ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax donc l'émission tire à sa fin et avant de quitter je vais devoir maintenant se donner la parole pour le mot de la fin. D'abord, monsieur Diouf, si vous avez quelque chose à dire rapidement. Bon, pratiquement l'essentiel a été dit, xanaa peut-être di remercier yëpp di sant ñëpp di sant monsieur le principal di sant le technicien monsieur Sarr et tous les collaborateurs di sant équipe bi nga xam ne moo fi teew xëy na am na koo xam ne empêchement moo tax muy monsieur Sandor Chaban donc di jaajëfal équipe bi yëpp bàyyiwuma kenn commencé par monsieur Seck monsieur Lo monsieur Samb et monsieur Sy ñu ngi leen di sant bu baax a baax donc de renouveler suñu confiance également di leen jox rendez-vous après la fête xam na dañuy suspendre nañu pour yi nga xam ne mooy pour rajo bi à partir de demain lii également xam naa dañuy leen di suspendre ba kii ba pare ba ñu def bilan après ñu daal di yoon a xoolaat nan la ñuy reprendre mais néanmoins LPT moom yaakaar naa ne dinañ continuer loolu daal laa xamoon li nga xam ne moom laa ci yokk asalaamaaleykum. merci beaucoup LPT bi dina continuer parce que xale yi ñu ngi ci kër ga ak seeni téere kër yaakaar naa ne foofu mën nañ di wéyal seen jàng li nga ñaax ci parents yi suñ dogoo mën a ànd ak xale yi rek LPT bi dina continuer su continuer dina relever le niveau de la lecture merci beaucoup Massamba monsieur Sy su fekkee am na. waaw merci c'est de féliciter suñu collègue bi monsieur Lo vraiment il est à la hauteur quoi vraiment prestation
médiateur di remercier l'ensemble du groupe 6 gars yëpp vraiment ak cobaan fi nekkul quoi di remercier encore monsieur Fodé Sarr vraiment ak principal Gueye ñi ngi remercier ñëpp daal merci beaucoup. merci beaucoup monsieur Seck. voilà donc gërëm sant monsieur Lo ci prestation bu rafet bi man daanaka damay jàng parce que pour xamal leen ne dafa guma formation LPT ndax ñun toujours ñu ci 3e étape bi donc wàccaguñu moo tax mais daal lii ma assisté tey neex na ma lool waaw presque wax dëgg yàlla merci beaucoup monsieur Lo merci beaucoup le doyen Diouf principal Gueye merci beaucoup Fodé allez merci beaucoup merci à tout le monde. merci beaucoup monsieur Seck ñu ngi lay sant di la gërëm donc lu ñu def rek lu may jox kàddu gi le prestataire. voilà merci beaucoup monsieur Sam comme professeur en langue wolof laa nekk tey moom rek laay àddu. voilà di sant di gërëm ñi nga xam ne ñëpp jàpp nañ ci émission bi ba mu jàll les coordinateurs depuis c'est-à-dire l'IEF en personne mais aussi le principal Gueye ak coordinateur bi inspecteur Faye vraiment seen taxawaay ak ci kanam ndongo yi rafet na lool et suñ caméraman bu ñaawul bi di ñu def waa Presse Art di ñu door a liggéey bu am solo ñu ngi koy sant di gërëm di leen sant nag yéen samay naataangoo vraiment jàpp ngeen ci liggéey bi yàlla na leen yàlla fay gis nañu gunge bi ngeen ay gunge xale yi te nee nañ éducation moom dara mënul ko remplacer si loolu rek ci laay tëjee sama kàddu di sant di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp sant naa leen gërëm naa leen. merci jërëjëf monsieur Lo éducation dara mënu ko remplacer loolu am na solo di jaajëfalaat ñëpp rek di jox sama kàddu ci remerciement yi jaajëfalaat ñëpp autorités yi seen taxawaay rafet na ñu mbas mi commencé ba léegi ñu ngi accompagner élèves yi. principal bi ñu ko waxee jàngalekat yi professeurs yi house art yéen ñi nga xam ne mu ngi bàyyi seen lépp ñëw di accompagner ndongo yi vraiment kenn amul seen fay donc lu ñu def lu mooy rek bàyyi leen ak yàlla mi am fay yàlla na yàlla fay yëpp yàlla suñu daal merci beaucoup et à la prochaine. Bye mama jangi, do yon man right talk.